pour ñu ñëwaat si li nga xamee ne dama koy agencé ñetti points yi li nga xam ne d'abord moom mooy deuxième guerre mondiale bi mu wax na ko si Hitler ak position wu Baye par rapport ak Hitler et la France tam si jaar deuxième bi moom mooy ñëw fii si Sénégal référendum bi nga xam ne lii la ou non gis nañ ne Sénégal sëriñ si yëpp majorité bi boo demee lire les mémoires de Mamadou Dia ñu fay expliqué ñu ne jéem na leen waxtaan ak ñoom ba ñu bëri accepté bii ñun nag li ñuy laaj foofu c'est un oui pour li nga xam ne mooy la vie en communauté avec la France wala un oui pour l'indépendance loolu tamit bëgg nañ ko leeral parce que ñëw na foofu noonu dañ ñuy jam tamit parce que élection yi passé indi neen document boobu noonu si benn parti boo xamee ne du moo tudd turam ay jeunes ñoo fa ne ay intellectuels si yooyu lañ indiwaat pour jéem a dal li nga xam ne mooy le comportement ou le choix de ces marabouts à l'époque ñu bëggoon xam oui boobu c'était un oui pour la communauté et un ou bien un oui pour l'indépendance parce que bu fekkee ne nii c'était un oui pour la communauté kon bu fekkee ne un an après am nañ indépendance alors que ne ni sëriñ si taxaw ne ni ñoom def nañ ñaan indépendance dina xaw a fulu si bopp boobu tamit bëgg nañ tamit nga jëwaat si aussi tamit jeexal point boobu noonu am na commission culturelle soxla na vérification mooy date voyage yi nga xam ne Baye def na ko li nga xam ne mooy Tunis Jérusalem Abu Dhabi ak yeneen yi nga xam ne bu fekkee ne ñun si bible bi tamit ñu jéem a ñu ñëpp def yitte commission culturelle dem jënd livre bi surtout jënd pour que ñu def ko exposition et aussi tamit est-ce que mën nañ si am ndigal ba nga xam ne yenn saa yi sur exposition yi mën nañ utiliser sa œuvre bi nga xam ne yow def nga ko si Mawlana Cheikh Ibrahim daf cee joué rôle boo xam ne pour guerre bi jeex déjà ci ñaan yàlla ndax ñu naa ko dem ñaan buñ def tuddee ko Waridaatul Harb kaddu yoo xam ne dafa rotee ci pays yàlla bi wàcc ci xolam gannaaw boo xamee ne mu ne oona turi yàlla kawe ci limam bu gën a mag jàng ay xat mi ci alquran ñaan boobu nu wàcc la ci xolam mu ci ñaan yàlla jeexal guerre waaye ci biir loolu sax da ngay xam Cheikh Ibrahima ni mu xamee li xew ci jamono yëpp ndax guerre bi ci ron fi mu bind ñaan boobu sax boo fa demee da nga gis mu bind jour bi nga xam ne signé nañu armistice bi ci Reims wane ne guerre bi jeex na man information xam nga fan la ko doon jëlee ne fan la ko Cheikh Ibrahima doon jëlee ci jamono jooju nga xam ne communication demee wuñu waaye fa bés bi guerre bi jeex sax mu ngi ko bind ci suuf kii di wax ne maa ngi tàmbali woon ñaan gi ci diggante bi doomam bu mu tuddee Yonent bi Mouhamad Taha génn na àddina waaye nga gis ni mu nangoo dogal yàlla moom rek laa gis muy ñëwee sant yàlla ci natt sant yàlla bu matee noonu nga gis taawam moom bi njëkk judd xam Aboubacar la ko tuddee bi ñu koy tàggee laaj maa mu naan ko ren daal am naa xéwal boo xam ne yaakaar naa dama am xéwal bu rëy noonu li des ci at mi mooy suma doom suma taaw ki ma tuddee Aboubacar génn àddina alhamdulilah mu ne sante yàlla noonu ci natt moom aji mat yi waxtu rek moo ko mën a def waaye 39 boobu ngeen di commencé mi ngi ñaan yàlla sàmm ci jullit ñi sàmm ay toppam sàmm ay taalibeem sàmm njabootam ndax sàmm ay taalibeem surtout li tax ma koy wax mooy magi taalibe yëpp tudd na leen ku ci nekk sa tur ci biir ñaan googu ne yow yàlla ñi ci bokk tur tamit terewul maa ngi baamtu seen tur yi te yow xam nga ñëpp alxaadimu Ali bëkk néeg ba Sëriñ Ali al muridu Mahmoud moom Mahmoud Diop noonu la ko toppee ba mu jeex doomam yi tamit wax naa ne ci gën a àdduna jamono yooyu yëpp tudd na leen ci ba mu jeex ñaanal taalibe yi yàlla musal leen ci guerre bi ñaan yàlla mu tasaare Hitler ak Mussolini déjà ni mu informé yoo ñooñu xam ne moo doon les deux piliers de l'axe du mal muy Hitler ak Benito Mussolini bu Italie Cheikh Ibrahima di leen ñaan yàlla waaye damay wax ne ñaan gis dafa nangu parce que gis nga bateau bi alliés yi jëloon pour ñëw bombarder ci Dakar ndax boobu ñi fi teewal Sénégal ñi fi teewal France ci gouvernement de Vichy la woon Vichy ku ne xam ne période boobu mooy bi Pétain signé armistice ak Allemagne yi France officiellement dafa mel ni dafa mujj ànd ak Hitler
ñi nga xam ne ànduñoo gouvernement France bi te nekk ay français ñu mel ni De Gaulle daw dem Angleterre pour ànd ak alliés yi xeex ak Hitler waaye xeex ak ñi nekk France tamit tey liggéey ak Hitler kon Dakar boobu ñi ko ilifoon français yi ko ilifoon ñoom ñi ngi doon liggéey ak Vichy maanaam daanaka nekk ay alliés Hitler Cheikh Ibrahim bi leen ñaan yàlla ci loolu nga gis ni informé wu ñoom xam nañ loolu ndax ci rapport français yi jamono jooju ñi ngi bind ne Baye c'est un résistant moom ñoom De Gaulle mi ngi am contact ak ñoom De Gaulle à travers lieutenant Montezeur ci xam ne dafa nekkoon Dakar fii teewal fi France te mujj rebellé wu contre la hiérarchie daw dem Gànni Baye nga doon jokkoo ak moom pour di ñaan yàlla di def itte yi mën pour France ak alliés yi gagné guerre bi contre Hitler kon amul ci ñaan yàlla rek waaye ni pragmatique mi ngi doon yëngatu ci itte yi mën ba loolu na dajeeg général De Gaulle ci Gambie ci biir guerre bi ni ñu ko sa nettalee ak ni ma ko mujjee gis ci archives coloniale yu française yi ñëpp bàyyi moom na àlaat gis naa ko Montezeur dajee na ak De Gaulle ci lettre boo xam ne bàyyi ko bind 22 juin 1947 bàyyi ci rappelé di féliciter De Gaulle ci événement ci résultats yi nga xam ne parti muy rassemblement pour la France am na ko ci élection conseil de la République waaye bateau bi jógee woon Angleterre ñu ak pour alliés yi ñëw bombardé si Dakar mu ngi dégg ñu am bali Dakar yi bateau bi Barham la tudd bateau bi Lord Barham lu tudd Lord ñu tuddee ko benn sénateur bu tuddoon Barham mu ne man pour man loolu du hasard sax dafa mel ni mu leen di walloo ci ñaanam noonu la leen di walloo sax matériellement ba bateau bi ñëw di bombardé si Dakar di xeex ak boobu gouverneur Boisson moo fi nekkoon bateau bi Lord Barham la tudd Lord Barham nag boo traduire mooy Seydou Barham rek waaw itte yooyu la def ci guerre bi ba bu demaan Gambie sax ci la maison de la France libre bi résistants yi moomoon foofu ci Gambie fa lañ ko daan dalal jox nañ ko sax diplôme après guerre bi diplôme yi am na mën nañu jox seen résistants yi nga xam ne xeex nañ pour ñu am jàmm ndax France lu mu bon ci deuxième partie colonisation bi dafa mujj nekk li ñuy wax une puissance musulmane ñu joxe ay billets pour nit ñi aji Makka am délégation officielle boo xam ne day encadré jullit ñi aji tabax ay juma loolu depuis après première guerre mondiale ci lañ ko commencé boo seetloo ci lañu créé benn comité boo xam ne moo sos institut musulman français sos la mosquée de Paris ñu jox ko Sidi Bogoy mu jiite ko bi ñu tabaxee jumaa ji bu mu àgg ci la Sidi Ahmed Soukéri moom lañ yebal sax moo jiite jumaa foofu kon France mu gën a changé stratégie ci jullit ñi donte l'islam neexu ko waaye ci li feeñ mi ngi maslaa ak jullit yi waaye nag loolu la bëggoon ñu sàmm au moins benn gentleman agreement boo xam ne France moo ñu gënal Allemagne gi nga xam ne régime la bu raciste boo xam ne bu jéggi dayoo la boo xam ne ci discrimination rek ci lañ ko tabax ci fondement boobu ci la Cheikh Ibrahim def itte pour ñaanal France ñaanal alliés yi pour ñu gagné guerre bi Korité 1944 délégation officielle jugee na ci gouvernement colonial français ñooy jullee Medina Korité ñu jëlee ba pare bàyyi mi ngi leen ñaanal na yàlla may leen ndam ndax ngeen mën a dellu seeti seen mbokk yi nekk ci métropole ba ci France ndax gëj ngeen fa itte boobu loolu France xam na ko mais relation ak administration bi jëriñ l'islam rek la nekkee woon wax naa fi démb ne 1940 bi xiif bi tatee lool moo def itte ci lettre boo xam ne ñun ñu ngi ko amee bind ko gouvernement bi pour ñuy indi ay dund tasaare ko ci biir indigènes yi balaa xiif bi di faagaagal waa dëkk bi ñu tëjee frontières yi ci guerre bi moo fexe bañ ubbi ko mu bind lettre général Georges Castro ñu dirigé woon wàllu l'islam ci biir comité national de libération de la France bi De Gaulle jiite woon bind ko bañ ubbi frontières yi bind ko di ko gërëm bind ko di ko tontu li tamit gis nañ ko ci les archives diplomatiques de Nantes tontu 14 juin 1944 Castro yónnee tontu bi Cheikh Ibrahim di ko remercier ci lettre bi nga xam ne moom la ko bind Cheikh Tidiane mu ne feeñu na ko ci guerre bi ne ko digalal taalibe yi ñu jàng nangam ak nangam ñoom ñëpp danañ mucc ci guerre bi loolu tamit mu tasaare ko mais loolu di ñu yóbbu ci sa beneen laaj bi mooy ci référendum bi Baye li mu xeex ci colonialisme amul kenn ko xeex pour contre moom ndax dafa nekk stratégie xam nga yeneen bi nee na al xudaa min al harb ruse ci guerre la bokk fexe ak jéem a naxante jéem a rujante ci xeex la bokk tubaab bi mi ngi maslaa ak ñoom waaye ñoom ku ci nekk xam na ne kii sa mo keneen sa noonu la waaye dana indi harmonie gars yi bu mën a tuddee la période d'accommodation ñu jéem a naxante ku ci nekk li nga bëgg nga am waaye yaakaar naa ñoom Cheikh Ibrahim ñoo am ndam nag parce que colonisation jeex na ci seen kanam l'islam tubaab bi bind
ci benn article benn journal bi ñuy wax Fides bu Vatican 1951 indi naa ko ci suma livre ne l'islam dox bi mu dox ci phase bu mujj ci colonisation ci 300 ans amu ko ci Afrique ci 50 ans li mu ci am amu ko ci 300 ans yu weesu loolu mission yi kàngam yi mel ni Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu waaye bindam yëpp da nga ciy gis boo demee ci miftaaxul atiya yaa rabbi inna nasara baxaw xasul xiyaara yaa rabbi atini zamanan la ara fii nasara yàlla may ma jamono jox ne du ma fi gis colon ñii beew nañ te triché nañ ci ñi nga xam ne ñooy tànneefi triché nañ ci ñoom jël nañ not nañ ñu ci not boo xam ne teguñ ko ci dara habli zamanan la ara fii alaman lil kufri wax na ko boo demee ci kibritul ahmar yàlla may ma jamono joo xam ne du ma gisati drapeau weddi yàlla muy flotté kon kooku dafa xeex colonisation mu ne ndax système la boo xam ne ci beew la tegu yàlla bind yëpp émale peuple bu nekk nation territoire bu nekk peuple la mu war koo dundee di ko doxal yow nga ñëw notre territoire jàmbur di jël la ko baax loolu c'est un crime contre Dieu loolu boo doon philosophie Cheikh Ibrahima te def na itte yi mën pour colonisation jeex mi ngi bis ci ñaar waaridatul xarb boobu mi ngi ñaan yàlla yóbbu colon yi te bu mu fi indi ñu mel ni ñoom wala ñu leen yées ñaan gi expressément noonu la ko bindee ci biir waaridatul xarb kon kooku c'est un anticolonialiste ñaanam sax woyam sax munaasiku ahli bidaat ngi wax naa la bii yurfa'u jawrul azim wa innahu bi faydi yanaalu diinu rafa liwaay ci man la yàlla di dindee la grande oppression wax na ko ñaari yoon ci woyam boo demee ci Chawar dafa fekk benn bi mi ngi juñu ne moom tooñ gu mag gi mooy bokkaale mais bi ci munaasiku ahli bidaat moom imam Hassan radiyallahu anhu mu ne waa da bàyyi def ko colonisation laa ci man la yàlla di yëkkatee colonisation wax ne mooy la grande oppression te ci man faydu dana ci amee l'islam dana amee ci man ci sama faydu bi drapeau di flotté ci kaw mooy wane ne bu ngeen góorgóorloo nguur sax mën naa mujj nekk ci seen loxo ndax Baye moo ñu ko dig te histoire wane na yu bëri doomi faydu yu jiitee ci Mauritanie doomi Baye maanaam doomi Cheikh Mouhamed Cheikh Abdoulaye Diedhi bi nekk na président ca Mauritanie bàyyam di kàngam bokk ci kàngam yi faydu bi toujours ma joxe exemple ne doomi Cheikh Ibrahima Cheikh Mamadou Mamoun nekk na sénateur am poste ministre loolu drapeau diine la buy frotté demet waaye exemple yi du jeex ba tey ci biir mouvement étudiant yàlla mën na cee def ñoo xam ne ëllëg danañ amee réew mi te loolu Cheikh Ibrahima moo ñu ko dig waaye ci faydoom bi yàlla dana ci yëkkatee tooñ bu mag yi nga xam ne mooy colonisation te loolu joxe naa ci jëm exemple Nigéria rôle bi mu fa joué ci seen indépendance mais amut ci Nigéria rek Sénégal gi rôle bu rëy la fi joué loolu moo ko boole woon ak ñu mel ni Lamine Gueye pour Sénégal buy dugg ci loxo bu dugg ci loxo yi set nag ndax mi ngi wax ne yàlla nga yóbbu colon yi mais bu fi indi ñu mel ni ñoom wala ñu leen yées loolu mooy liggéey Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu bi ñu demee ci référendum bi nag référendum bi dañ doon wax oui ou non pour la communauté franco-africaine yi constitution 5e république yi jógee ci 4e république dem ci 5e république bi ko dëggoon di proposé ñëw na fii ci Cheikh Ibrahima toog ak moom mais Bernard Cornut-Gentille ñi nga xam ne moo doon ministre de la France de l'Outre-mer moom tamit toog na ak Cheikh Ibrahima ñu bàyyi wax ak ñoom moom borom xel la nga gis vidéo bi sax yàlla dafa sàmm Cheikh Ibrahima ba léppam dara nëbbu vidéo bi mën nga ko gis ci internet bi waaye mi ngi nuyu sëriñ si yëpp waaye bi mu accès dëgg nuyu bi mu accès ci moom dafa def salut militaire la ko nuyoo ndax dafa jàpp bàyyi comme koo xam ne dafa joué rôle bu rëy ci France moom boppam mais daf koo xam njëkk daje boobu di am te li ci def miinu leen xamu leen bàyyi bind lettre boo xam ne boo demee ci wul daxaan mën na ay correspondant Cheikh Ibrahima indi na ko fa mais français yi da ci am copie ndax bàyyi def bind lettre yónnee ko ci Afrique occidentale française yëpp bu taalibe bi nekk pour ñu voté oui waaye fexe nañ ba am ci copie archivé ko man archive yi tubaab bi fa laa gisee mbind bàyyi nga gis seen itte ni ñoom ni mu mel mais mi ngi fay wax ne yéen sallallahu alayhi wasallam def ne yàlla bu ubbee buntu yiw da ngeen ciy jaar bala mu ko tëj yàlla ubbee buntu yiw jaar leen ci bala mu ko tëj kon moom gis na ne wii boobu référendum bi prox loolu la boo xam ne mën nañ cee jaar pour am indépendance France jamono jooju bu tëboon laaj indépendance du ñu ko jox te fa ñu mujj ndax Sénégal dafa stratégique jox na Guinée bi mu laajee bàyyee na ko mais Sénégal dafa stratégique te ñoom dañ cee investir te ñu ne ñoom dañoo investir à perte ci Sénégal ndax gis nga suñ port beeg suñu yii xaalis awee fu lañ dajale tabaxee ko maanaam ñun investissement africain yëpp am na ci africain yoo xam ne sax loolu la ñu meree parce que ñu ne Dakar tubaab investissement africain yëpp lañ dajale def ko fa ba pare ñu jël seen indépendance bopp africain yi perte ay port beeg yi yëpp ñu ne ñoo ko bokk tubaab dañu fi investir ba pare ñu ko bëggoon def modèle assimilationnisme
mu nekk ñu nekk ay tubaab yi noonu ñu ñuul waaye nekk ay tubaab loolu nag fa la ñoom Cheikh Ibrahima seen liggéey fa la gën a rëy fexe ba tubaab buñ nekk ay nit ñu ñuul waaye ñu soppi suñu xalaat yi def ñu ay tubaab def ñu ñàkk diine loolu moo doon seen objectif ñu assimiler te mag ñi dañoo xeex lool pour loolu bu mu am loolu tax bàyyi ne buntu la pour yiw nañ ci jaar balaa tëj boobu amoon na la jeune garde intellectuelle yi toujours rek xam nga ñoom ay réactionnaire la ñu doon ñu bañ porteur de pancarte yi yëpp histoire yooyu yéen a ma ko gën a xam mais bi sëriñ si dafay seen ittee boobu seen doole dëgg néewagul ndax Cheikh Ibrahima bu ñu toppoon ay jàngaleem seen doole du néew ndax dafa insister ci jamono jooju 1958 sëriñ si sos conseil supérieur des chefs religieux pour mu ne ñi ngi jëm ci ay échéances yoo xam ne buñ ci amul doole sàmm l'islam rek l'islam dootu am benn baat ci biir réew waaw am contradiction yi ci feeñ ba mbootaay googu mujj tas bàyyi wax ne ba mbootaay gi tasee sa ma def na ko mbootaay gi de tas na te dootuñ bennoo ba ilaa ajalin ghayru musamma donc fexe nañ ba suñu mbootaay gi tas ñu dajee ci benn kàddu daanaka dootu mën a te moom tubaab yi amuñu woon intérêt sax ci sëriñ ñi nekk benn waaye dégg nga benn gàmm xaw ma ziar bàyyi naan Sénégal moo yéeme réew moo xam ne juróomi nit bu ñu dajoon ci benn néeg rek dogal liñ dogal mooy wéy waaye dajee bennoo rek tëna leen loolu mooy Sénégal di junj rek ne sëriñ si buñ bennoo yu ci bëri duñ fa yegg te danañ am rôle bu baax ci construction yi réew mi biñ demee ba ci voté wi bàyyi influence am joué na lool ci élection yi ndax Dahomey Niger Mali fu ci nekk ay talibé mu fi fees de lettre ouverte boobu dana jox ndigal ne nañ voté yi Cheikh Ibrahima moom damay wax toujours ne moom il n'a pas froid aux yeux ragalut te joxe consigne de vote léegi nag fexe nañ ba bëgg ñu complexé sëriñ si duñ joxe consigne de vote duñ joxe seen opinion ci politique yow toogal ci sa der bi sëriñ di porteur de voix di leader d'opinion di groupe de pression sax bu la neexee ay Amérique groupe de pression yeeg leader de lobby yi ñooy fàtt ñooy folli ba ci église bi sax dafa am voix di seet kan mooy am le meilleur profil kan moo gën ci diine ñi kan moo nangam mais sëriñ fi nekk nii warta am opinion ci politique loolu Cheikh Ibrahima moom kenn du ko imposer loolu ku mu yaakaar ne yaa gën ci réew yaa gën ci diine ji ci kaw la koy wax bu ñuy critiquer ñu critiquer bu ñuy sànni xeer ñu sànni xeer nit ku mag Imam Ghazali di wax du déglu ay rumeur wala détails yooyu moo tax moom dafa wax carrément ba pare dem def interview ci rajo AOF nee nañu voté oui dañu jaar ci buntu bi gàmmu sax mu ne gàmmu mu ne ñun duñ voté non duñ non ko rimé dañuy fanaana woy ba set ñu voté oui duñ voté non duñ non dañuy woy yenent bi ba set ñu voté oui loolu daanaka slogan la boo xam ne jox na le oui victoire waaye ku ne xam na rôle bi nga xam ne moom la joué ci indépendance Afrique te li wax ne yàlla dëggal na làmmeñam mooy bi ñu defee référendum bi 58 59 rek c'était un pas vers l'unité africaine ndax premier exemple bi ñu ci am modèle bi mooy fédération du Mali ak Sénégal booloo nekk benn réew te Baye daf caa joué rôle bu rëy ñu naa ko sama livre Modibo Keïta moo njëkk a jiitee la fédération du Mali bàyyi ko bind lettre boo xam ne Khalifa Alhaji Abdoulaye la ko jox turandooy sëriñ bi mu ànd ak professeur Habib Niang ak Allahou Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop yónni leen ci biir Afrique mais ne leen ngeen waxtaan ak Modibo Keïta président Mali man waxtaan nag moom danaa ko nañ fexe ba ñi ëpp majorité ci suñu ñaari réew yi mu jullit ñi nañ jiite au moins fédération du Mali wax naa ko loolu te waxtaan naa ci ak moom nga gis jéego yi nga xam ne moom la ci jéego di fédération bi tase mu fekk ko Égypte interviewé nañ ko ku ñuy wax Khadija Youssouf bàyyi na ko lii yëpp néocolonialiste yi gis nga terme utilisé néocolonialiste yi fexe nañ ba tas fédération du Mali bugguñ jullit ñi bugguñ africains yi bu bennoo ndax buñ bennoo dañuy dëggal te exploitation bi ñuy def du mën a continuer nga gis ne kon moom dëgg Afrique am indépendance moom boppam dafa yàgg nekk li nga xam ne mooy itte li nga waxoon ci troisième question bi. question yi man doon wax si mooy vérification date yi. voyage yi. waaw fekkee ne ñu ngi si biir. waaw ñu ngi ci date yi moom ñu ngi ci livre bi tukki nag moom dafa nekk méthode moom moo doon principal méthode Cheikh Ibrahima ci oote jëm ci yàlla ndax da ngay dem ci ñi nga xam ne jot siwul ci yow ñu jot siwul ci yow nga mën a dem ba àgg ci ñoom jubal leen première tukkeem génn Sénégal néegi yàlla ba la ak soppe bi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
waaye tawfiix gi feeñ ci yëngatoom feeñ ci feeñ boo xam ne dafa jéggi dayo dem ci barab boo xam ne fa la lislaam borle jógee ci réew muñ colonisé nekk nit ku ñuul yooyu yëpp mënoon nga ko gisee comme handicap boo xam ne war naa mën a freiner sax sa daaw waaye àgg foofu ñu boole la ci kàngam lislaam yi invité la ci kanam buur bi 1937 nga def fa discours boo xam ne bàyyi na impact ba tax buur bi sax ci la la xamee